Santana Len, Jerjenjef, Santana Len, Allah Barakangal Tentu. Thank you very much. I'm grateful to all of you for this rousing welcome, for this show of support. You, the Gambian people, you are the reason why I am Ousainou Darboe. I thank you all. La ilaha illallah. Desan, Alhaji Ousainou A&M Darboe, Secretary General Party Leader of the United Democratic Party. Desan, akoye muta. Nga follow Kontondrola Njatima, the Lord Mayor of Kanifing Municipal Council, Ahmed Talib Ahmed Bensouda, nga Kontondrola follow la. Alhaji Ousainou Mune, Mungendi Lord Mayor of KMC, Honorable Talib Ahmed Bensouda. Insisai ka Ajiyam Seka, Deputy Party Leader, the People's Party, Memo United Democratic Party, the Gambian Kola Party, ala Deputy Lamba Kontona, Mbe Ajaya Mundao Yabo, the National President of the United Democratic Party, Mba Kontona. Kunung. Mine Mungendi Deputy Party Leader, Ajala Tuyam Seka Bai, the new National President, Ajaya Mundao Yabo. Kunung United Democratic Party, a history ka Gambia. Mune Demba, UDP amna history in the Gambia. Political party also ta Gambia le, kabri 1950s nyolu, Muslim Congress, Jesse Fala Democratic Alliance, Uncle Piers Nyala UP, Gaba Jahumpala Muslim Congress. Well, parties nyol sota sada la PPP, Sirif Sisel nyola PPA, Yachayasin Sekala NLP, Sirif Diwala NCP, and in party kotol melan kaf ko buluta sai, isota janne, but what party yol femfen nene mamusota, kake national president for UDP. Landesan, Alhaji Ousainou A&M Darboe, Mune, Munglendi Egalne, see history Gambia from 1950 up to date. Party yum to the yep, Amon Tibi Rewmi. Why can Mustajel Tigen, Mudefko, national president of a political party in this country, si party Ambilanjel, Njeka Mu UDP. In 2016, United Democratic Party, Ayanyo History Lekajanto, on the 3rd of April 2016, at the Basel Congress, Ajayam Sekata ka elect as the deputy party leader, a woman. It had never happened in this country. Albulo, Aida, wala mutonyati, Alhaji Ousainou, Mune, Amona 2016, Ajayam Sekabai, Nutana ko si Basel Congress, Mumta Lumen Limo Heon Fufu in Basel. UDP lamu pace setter in the politics in this country. Tachulen, UDP more pace setter in politics in this country. UDP lay the youngest mayor elect in the Gambia. UDP, no, I'm the youngest mayor elect in the history of this country. Mustam Sireumi. UDP left the first female mayor elect. UDP Monjaka elect again in the city of Banjul, Muneka Mayor Mustam Gambia Fi. Ngo UDP, wale female youth wing soto, pati na naman soto, pati odol be kantele di kikake. Desan, UDP, no am female youth wing, lolu nga amne Mustam Sireumi, ben pati musko am fi Sireumi. But na aja nga nyen kukutol beke. So gise yu defi besi yep. Gambia marla kuto lafta kole tandi alla, wala na nga nyen kukutol ke. Mune, nakali nyo yore Gambia bu bespi, lolu la len nekati len won, mota nyu defi besi le. Gambia me yalon kafako dininglu isiji karamulto itatala lorin silol kan boso be bosol batuna ni be jela karamulto automatically be duna boso konle to go back to their home. Desan dindingolu Alhaji Ousainou la ilaha illallah desan ako mune so gise mu def lu besile
yéen xale yi pour ngeen bañ a taw si yoon bi wàcca school jàkkaarlool di dox doo leen am moto ngeen wàcca doo leen am liggéey nothing doo leen ko am loolu la bëgg a génne si réew mi yéen ndaw yi UDP ya realize ka ko nyim banko a funding kewlu wala siyata janto dia funding ko kuma sa kunabe ko kala o funding kewla fi wala mkuti me yaran ko ko nyata ta to nyanta ka to ali la moy man sabe diamula la ilaha illallah mu ne soo gisee ñuy def lii xam na ne yéen a fi gën a bëri yéen ndaw yi UDP lépp lu ñoo def pour lu leen a jëriñ ëllëg moo tax ñuy def yu mel nii ata kala mansa kunda ye dalilati imang funding ko la ko topoto fo e batundo ni la hajol wudta watumo you start running health skelka ka ko ad hoc measures ñol keke that will not be a UDP government approach to handling the affairs of this country atu leen waay akamero membo wala be kala inshallah gambian kolu ako atakala mansa kundati mais alonko ibe lolale fo mo la hajol je ibe batari ikaboy ibe podina ka fo be la hajol jarola atina jaronola mbenyim banko kanne mantra mansa kunda ko bani mbenyim banko kanne mune nekun ci government wañu ci réew mi fi de so nga ku sutele banko la haloto dama ne xamee nañ gis nañ lépp loo xam ne réew mi nu moo doxee wala yatinna loolu moo tax nga strategic and policy committee nga londi mu taxawal strategy and policy committee kol me yalon ka fokle bakala banko la sula quality ya study ya jube ya present on report on ya present ya full implementation 2022 in January when I'm sworn in as the president, the fourth president of the Gambia, immediately we go to action. Desan ha ala yusenu niyo se wote ben kontan ling desan betnen ala yusenu mune dafa taal benn comité bu ñoo strategy committee boo xam ne moo ko seetal yëpp yoo xam ne ñooy jafe-jafe yi nga xam ne bu jëlee office 2022 mu daal di liggéey boo xam ne moo leen a soxlaal mu fas seeni soxla. And I promise you, all of you here, will be at that inauguration in January of 2022. My inauguration as president of Ghana. I promise you that. Wallahi, du jula juma diamuta. Alhaji Ousainou mu ne dig na leen inshallah 2022 yéen pas ko fekkee si biir réew mi fii bés buñ ko waatal inshallah. jërëjëf ka jubele schools ñol melbe in the Gambia, particularly the senior secondary schools. And what's the population in those secondary schools? Ngajube in 2022, how many of those kids will go out of school? We have studied that. Ngala figures law, ngalo, what should be done for those people? The money, Finekari Hamnen, 2022, senior school C, junior school C, Nyata Iwacha, Nyata grade 9, grade 12, seeni mbébét ak lépp loo xam ne mën na war a defaral inshallah loolu jàngaat nañ ko ba pare ñu ngi ko teg si kanamam mu ngi ko téye. UDP latinina kavoko, it is proper planning. Pour Karambunto Dinglu, ya tube, Belian kavoko from primary 1. Ya figure out how many of those will go to primary 6, your stage pass to go to grade 9, and then from the one final Joleboto, Uyo Haima, Meltanta passed from there to grade 10 up to grade 12, and of those ones from grade 12, how many of them will go into universities? These are things that we look at. Ngaya Kaboko, there has to be planned for those things. The money, Ngafali ne, Londo le Kabanko doku, Bari Gambia alal harjele, Akamem Fali, Limlandiwa, Mune primary 1, but primary 6, but grade 9, but grade 12. Grade 12, university level, figure out them ko yeb, lepp lo xamne mom ngay wara mebet seeni soxla ak li nga wara jankwanteel ragla na yeb mu ko téss lo xam di len xaar 2021 li ngeen wara def ngeen def. Ñin tunkul femfen. Dama ne bu juntuwa yeb melbe bola grade 6 ita proceed no la kata grade 9. Ñi joge grade 6 di proceed dem grade 9. Grade maybe ita progress no kata grade 7. Di dem grade 7. Nyanda le qualify bang ite topoto la bang wala nyanta kala bang we say no nda ñooñu dañ leen wara sandi duñ leen topoto mu ne no mele alon ka ko ni tata for grade 9 ite proceed no la to grade 11 to grade 10 rather wala nyanta fay la le bang ndel ko no
dama ne ñu jógee grade 9 10 11 suñ munte dem ci kanam dañ leen war a sànni mu ne non. Therefore, Telco, throughout this country, major skills training centers, let's build right across the spectrum of this country, so that within the it says major karanojeto, if Famanyo le karambunjo menke, and not read grade 6 later, it will not go in vain. That is what we want to do for the Gambia. That's what we want to do for the Gambia youth. Allah you say no them dabo. Mine, didn't develop skill centers. I centers your hamne. You can drop out lane. Grade 6, grade 9, grade 10 or whatsoever. Fofu ngena neka siloni sendi kelifai janga meke gerin sen bopa gerin sendi ay gerin rewmi ngani long kavoko quite a number of kids katale GTTI eka training kijeto, some in the building construction, some as mechanics and various fields kage GTTI le mune hamne ne amna jo hamne dem GTTI dina building construction mechanic argument nonu den ko janga GTTI. If the government of the Gambia contracts Soto, is construction of schools and so forth, 25% of those contracts must go to the Gambian youth so that they can develop ila enterprises. It must go to them. Al Gambian Komoi, Al Momoy me Al Kanu. Mune, Supekene, you janga GTT agreement no watching 25% of government contracts. Balankojo Chipiti Dilen Tundal, Yonga Kowarajo. You liggéey ngeen seeni réew ngeen seeni bopp ngeen seeni ay njaboot. And we will encourage youths with various skills, those in the carpentry, those in the machinery, those in electrical engineering, those in plumbing. We may encourage Lali. Companies form together so that when there are contracts, government can give them the contract. We wouldn't encourage them to go solo. They should act in partners. That is what we want to do for the Gambian youth. Ala you say liggéey nga réew mi lépp loo xam ne moom nga xam ne li ngeen jànkuwanteel moom lay wax nii mu ne ñoo xam ne tam jàngale local skills carpentry mechanics building construction whatsoever dafa make sure ngeen am ay mbootaay ngeen booloo government dugal seen loxo dimbali leen jox leen ay liggéey yoo xam ne balaa nga ko jox jàmbur ci biti ngeen toppatoo ko dimbale seen boppa dimbale réew mi. Now an important segment of the Gambian society Beka fa musol lo moti demane amna juntuway bo xamne mo gëna bari moy population bi seko sété jigéen ñi gën ñoo bari de na bari musol mel be bakaw gadinol kono desan mu ne gadini bakaw ay jigéen am yi fa nekka mel ko kombo fanna ko den la mel be gadinol kono yenen bori kombo west coast ñi nekk ci biir gadin bi mel yalon ka ko be bolomba kono be gadinol kono ñi nekk bolon kono aju seen gis na leen. Well, horticultural activities, Menkala, is a very rudimentary one. Left and scientific horticultural activities, you don't work on. Wala mutonyat, hey, Londo, wala kabanko samba. Mine, yeninga ina neka chiko hiyo non yep, jigeni neka si gadini. For you get 30 years ago, ligen di def. Bete mom ngen neka di def. Mom dina ko scientifically, you indile yo kamne mo hosi aduna. Pour ngeen muna gëna dimbale sen bopa, sen amam bi yokku, sen juntuway bi yokku. Ado Mayor Ahmed Talib Bensouda, you say smart kabun ma fatetura. You know that, you know. Talib Ahmed Bensouda, Badunge congratulate for your cooperation with the British High Commissioner in taking cold storage facility to the Serakunda market. This had been my dream all along. This was my dream. Doomam bi am na jéego boo xam ne def na ko ak British High Commission ñëpp gis nañ ko ñu taal Serekunda market cold store boo xam ne tey jigéen yaa ngi ko njëriñu loolu xam-xam Alaaji Ousseynou la tey taalib loolu la def kéem ñëpp gis nañ ko. 1996 Kabiri Yaya Jammeh yena kodota kake cemento to kake neoto ka I-22 abole lola for $10 million ka that is a wrong priority. This $10 million is at Talanole between the 5 regions of the Gambia. If cold storage facilities low, Musoli Ejeto, ila garden products nyolo, is system of cold storage facilities so that they do not perish. Talib, thank you very much for sharing my vision, of implementing my vision. Yamane, li moy political prophecy. Waxon nako 1994 Biya Jammeh don taxaw aj bi. Mu ne ko $14 million bi nga xam ne yaa ko dugal si aaj bi balaa nga koo def
mënul nga koo jox jigéen yi ñu gën a yokk seen boppa bés boobu amoon na tey mu ngi nii di ko nattale Alaaji Ousainou NM Darboe ban kanyin karoke dama ne mu ngi la te mu ne Indian only bijanto is there into horticultural activities Indian yi gis ngeen ne ñu ngi def horticulture fii gardening ila kamen senejeto ibuka samba Serekunda marché oto de li ñoo liggéey foofu di nga ko dee yóbbu marché Serekunda de ibuka samba Banjul marché oto de di nga ko dee yóbbu Banjul de ibuka samba Brikama marché oto te di nga ko dee yóbbu Brikama ika samba bintole fan lañ ko dee yóbbu ñi Indian only men bijanto Indian yi fi nekk ibe fruit farming na ñu ngi defar fruit ibe farming mangrove grow la ñu ngi grow ay mango ika ni mangrove ni mota ni e soto ni e kati mango yi bu ñu leen ajee ba pare ibuka samba ba la silol kande ba ko ka nyame lame ibuka kade ha duñ ko dee teg si kaw yoon yi di ko jaay de ibuka samba Serekunda marché duñ ko oto dee yóbbu marché Serekunda de ibuka samba Westfield ñaati la te kawa duñ ko dee yóbbu Westfield mune yatna ika mune kawla lu tax lan lañ ko dee def ika samba tubabu dole ko dee yóbbu bitim réew ila horticultural products no like samba tubabu seeni dole products yëpp mune yatna tel fanal to keno la nang horticultural culture nyolti ni muske bal me ken be gadno to if na le pam stali no soto ya falinda kendo mo na to keno la we can do it and let us do it and we'll do it for you li yëpp njiit moo ko mun njiit bu am xam-xam balaa ñoo bàyyi Indian yi di jël taxi ñoom rek ñoom ñu jël loolu di ko yóbbu bitim réew ñu ko jël suñu yaay suñu doom yi suñu jigéen yi ñu am pound am euro am dollar développe réew mi développe seen bopp and ngar promise ni nako nin sita the Agricultural Development Bank will come back to the Gambia kaseno la alma koy Sénégalu mooy béykat yi amoon na fii mu ne bu toogee fii Alaaji Ousainou Agricultural Development Bank dina am ci réew mi pour ñëw dimbale béykat yi wallahi be nga ñilo ne ka ko tubabu du dama ne ñëpp xam nañ ne bitim réew ila Sénégalu seeni béykat yi ite lobje fanka malti waaw ñooy borom alal yi nga sen ken sana kilimbe da du mu ti Sénégal baleti am na kenn koo xam ne béykat bu mal nga si jente président Jimmy Carter la badak la président America mooy président Jimmy Carter America mune yati nantel la Sénégalu dama ne lu tax ñu suñ béykat yi wolte keno fanka malti janto mu ñëw nokka millionnaire ci biir Gambie bi isi keno fanka malti janto le mu noon nañ koo def nata kafo ko nga right position pour place amanda wadam manade bari nga bara fanam su fekkee ne def nañ ay police yu correct si suñu liggéey te ñu dog ci yooyu ñu dog ci yooyu noonu banko membo ko Israel alla kutakela desert leti réew mu mel ni Israël par exemple désert la woon sa bari ite mira fuiri fen sene fen abijeto dama ne loo xalaat mu ngi Israël ñu ko liggéey jamono ji ñimba kendo bentel bulu ma ne ñu am géej bu neex bi jiyo ben bulu banko ko to am nañ ndox si biir suuf and we are si not making use of it mantara use kan nekkuñ di ko jëfandikoo mantram fam balila abe kuntam la ñu ñëw di def yëf yoo xam ne amul njëriñ lañ nangu ñoo aaye suñ boppa yu amul ñu njëriñ ñoo aaye suñ boppa yu am nangu ñoo aaye suñ boppa nangu ñoo aaye suñ boppa yu ñàkk fayda yi yu ñàkk fayda yi pour ñu cee def xaalis ñu ci def xaalis loo xam ne moo am fayda pour réew mi ñuy def ci loo xam ne moo loo am xam fayda ne ci moo war a yóbbu réew mi ci kanam boo xam ne moo war a réew yi duñ ci dee def suñ xaalis duñ ci dee def suñ xaalis suñ fi see projects agricultural projects balaa ñoo xalaat li ñoo pharmacie li ñoo ban bénéfice lañ cee am ñuy xalaat di jënd ay auto yu expensive di xalaat di dem ay travel di dem all those things loolu nag dafay yóbbu réew mi ci kanam waaye UDP nag ñun doomi baadoole la ñoo ñun doomi béykat la ñoo xam nañ mbéy mi naka la mun moo tee xam nañ baadoole naka lay mbéy ñun dañoo ñëw gis ne baadoole yi béykat yi ñu am njëriñ ñu am bénéfice ci loolu ci seen mbéy mi géej bi fi nekk nañ ko utilize dinañ def irrigation in this country commencé woon nañ ko ci time yi suñ bàyyi ji Alaaji Saadaw Daw Jawara ci yundum bañu leen dégg ako sorry abe suite la abinale ngo ya ha mbemuru la nanne hadi mbemuru ya mbe dang do munyinti ngo problème tije mbemuru la nanne akabe murla nanne ba mbe dang do munyinti bele dentala nimbota nyinkando to ngata nyinkando kando da be killing nin sita no fula kan fana to ani mbake fula kan fal bulo ngajele mfama Saadaw Jawara ala wato kono mu ne gis na suñu bàyyi Saadaw Jawara jamonoom
Banjul ndinjanto. Banjul ndim fii. Ngajara ka ko do ku sifa mem kal ila gadno to. Gis nañ liggéey boo xam ne def nañ ko. Wol mo pilot projects ñol leti. Yooyu pilot projects lañ. Asike nole. Mun na am. Gambia dula dol beto. Gambia yeneen béréb yëpp. UDP boole ke laaliye. UDP loolu la leen di defal UDP bajala ka ko. UDP dinañ gis ne. Sénégal be la seno kelale. Béykat yi dinañ béy. Fo sama naata bang. Mu am taw woo. Fo sama manna. Mu ñàkk a taw woo. Tilikandi sama ibela do ko. noonu nawet di ngeen liggéey Gambian béykat yi incha allah. Baake nola le. dinañ ko mën a def. Adu hammo benna. am na énergie. Afero benna. am na kattan. Adu am baakelal fana. am na man-man bi dina ko def. Gambia be bola fukare ya kono. Gambia dina génn si Gambia ñàkk be bola incha allah. fukare ya kono le. Gambia dina génn. Ntafuna ko kafo ko Gambia te dontoro kela. Gambia du lépp. Ntafuna ko te dontoro kela. du wane du lépp de. Barnak waaye nag. fukare ya kolan tambula dontoro la. ñàkk am na ñàkk boo xam ne loolu du tax ñu dem lépp. Wo mbajal kafo ko wo kuntu nyim banko kan. dina xam ne façon yooyu noonu Alien congressman ke bien til sabo kono. te congrès bi ñu def ñetti at Aliental sasile. di ngeen ko sas ak mboolaam. Alien ni namol sasile. di ngeen ko sas ak Kabu ko nanyin Gambia. di wane Gambia mi. Nga bondi. ñu génne ko. Abet lamen. fi mu nekk. Nga bondi aba ala alo mendo. ñu génne Gambia ni mu mel Kaka nii. ala alo to men sike moli bu kontane. ñu def ko jëfin boo xam ne ni ñëpp ne si kontaan gis ne de mu ngi dox. Tenatel bele bo kala de. waaye nag moom ak yéen yëpp. Ba ke no la nyaadi le. naka lañ ko mën a defee. Atal mel bi janto. yéen fi nekk. Al register. register leen. In January register no be commence la. dama ne January registration na Al commencé. be fundale ta register. dama ne mu ne. Fem fe yalon ka fo ko next December e be kala 18 al be nyata fundale ta ta register. képp koo xam ne am nga ne. na registrata alla karto aliata aliadu UDP la nga masa kunda kendo sidi janto même la hamolti ngota mandiale banko eta nyato albulo wolem toñaati Alaaji Hussein mu ne xam na ne December buy ñëw ñu bari seen ngeen am 18 years su ngeen registré jël leen seen carte ngeen sànnil ko UDP li ngeen bugg a mu am. ñi machine ba fo kanyala ka fo ko di am osiata mu ne ñu ngi wane wax dafa bari. machine bi mama wax ne wax bi dafa bari mu ne machine ba ko wane wax bi dafa bari. laftal ku daw clean up karfalal ma